asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay fii ci télévision nationale ak ci seen émission Covid 19 mbas mi nga xam ne bés bu nekk fii la ñuy teew ngir jox leen information maanaam xibaar yi ngeen soxla yëpp ci mbirum feebar bi nga xam ne dafa lëmbee àdduna muy Covid 19 bi maanaam coronavirus ci ni que nit ñi gën a xamee tey nag ñu ngi am benn gan bu mag muy professeur Ibrahima Seck di médecin colonel spécialiste en santé publique professeur ñu ngi lay dalal bu baax balaa nu tàmbale émission bi waxtaan gi nag dañuy tàmbale émission bi ak li nga xam ne dañ koy def bés bu ne muy dem ba ministère de la santé seeti la nga xam ne ministre bi ci boppam di Abdoulaye Diouf Sarr indi lu ci xibaar maanaam Covid 19 bi fan la toll ci Sénégal. tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di liral ci téeméer ak juróom fukki benn test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne cas contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ñaar fukk ak juróom ñaar ñoo ci wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid 19 bi. waaw professeur ñoo ko déggandoo ministre de la santé joxe na chiffre tey wax nañu tey fi Covid 19 bi toll fii ci Sénégal yow lan mooy sa xalaat tey ci la xam ne dégg nañ ko léegi. jërëjëf Ramata di la nuyu di rafetlu invitation bi nga def ni tey alors bi ñuy dégloo communiqué bi ñetti réaction laa ci am benn bi seetlu nañ ne que cas yi ñu ngi augmenté parce que bi ñu commencé mars le 2 mars ak benn cas léegi comme ni mu ko waxee nii nekk na téeméer ak ñeent fukk ak ñaar donc cas yaa ngi augmenté mais alhamdulilah explosé gul ñaareelu remarque bi moo di que waxul bi pas am na cas communautaire loolu foog naa aussi c'est extrêmement important à surveiller loolu ñu war a di saytu la donc jusqu'à présent donc cas importé ak cas yi nga xam ne ñu ngi ko gis ci ñi nga xam ne que dañ nekkoon en contact ak ñu feebar mais bii pas amul cas communautaire mais suñu xoolee statistiques yi ensemble cas communautaires yi ñu ngi représenté 7,8%. Donc il faut faire très attention alors ñetteeli remarque bi nga xam ne que mën nañ ko def ci communiqué bi mu def nii mooy alhamdulilah alors il y a une embellie parce que ñii di wér ñi gën a yokk parce que fi mu nekk nañu ci ñaar fukk ak juróom-ñaar donc maanaam mi ngi ça fait 19%. donc loolu mooy ñetti lecture yi nga xam ne que mën naa ko am ci communiqué bi. macha allah yow noo gisee tamit lu ñuy wax noonu mooy feebar bi Covid 19 te yow spécialiste santé publique la ndax yaakaar nga ne léegi Covid 19 bi nekk na problème de santé publique fu mu nekk nii. ah oui tout à fait Covid 19 bi c'est un véritable problème de santé publique parce que soo gisee ñi ngi ko ràññee ci Chine en décembre 2019. janvier février mars ci ñetti weer mu wër àddina bi tey ñu ngi toll ci 627 000 cas ci biir àddina bi kon nag xam nga loolu wane na ko problème de santé publique la tey. non balaa ñu gën a wéy ci waxtaan bi ñu joxe fii la nga xam ne information comme nee naa leen émission bi moom joxe ay information yi nga xam ne population bi dañ koy soxla ci mbirum feebar bi lëmbee àdduna muy Covid 19 tey nag ñu ngi am benn information bu jógee fële ci Dakar Dem Dikk conformément yi nga xam ne mesure yi nga xam ne président de la République Macky Sall joxe na ko ndigal yi nga xam ne joxe na ko pour ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal topp ko ngir mën na dimbali population yi ci xeexu Covid 19 bi bu ko defee nag Dakar Dem Dikk moom
yëgle na ne que suba incha allah le 30 mooy dina génne ay bus fële si Wakam 183 bus na fa génn ak Thiaroye 258 muy ñeenti téeméeri bus ak ñeent fukk ak benn dinañ génn suba ngir mën a transporter nit ñi si seen liggéeykaay ak ñu mën a ñibbi léegi nag li nga xam ne ñoo jàpp nag mooy express retenu mooy buntu Pikine ba ville dina am suba 200 francs la passe bi Fass Mbao ba ville 200 francs la Dior ville 200 francs Kër Massar ba Patte d'Oie Nord Foire ba ville Poste Thiaroye ba ville Case ba ville ak Case ba Almadi ma bamtuwaat ko buntu Pikine ba ville Fass Mbao ba ville Dior ba ville Kër Massar ba Patte d'Oie Nord Foire ba ville Poste Thiaroye ba ville Case ba ville ak Case ba Almadi te lépp passe ba 200 francs la maanaam ñeent fukki dërëm si sunu koppar professeur nag nu continuer si waxtaan bi yow gis nga ne li nga ko waxee rek feebar bàyyi nga nu yokk chiffres yi wàññeekuwul ba léegi naam ñu ngi am ay résultats si faj bi doo yaakaar ne yan matuwaay nga xam ne war nañ ko def ngir xeex feebar boobu fii si Sénégal. matuwaay yi ñu war a jël dañ koy résumer si juróom-benn ponk li nga xam ne que OMS dafa ne bépp pays su fekkee ne dafa war a xeex jàngoro bi di Covid 19 juróom-benn ponk yi su si taxawee yàlla mën na si def jàmm benn bi si juróom-benn ponk yooyu dañ koy xaaj en 2 groupes donc ñeent yi day nekk si li ñuy wax si paj mi ñaar ñi si prévention bi. donc si ñeent yi nga xam ne que dañ koy jëmale si paj mi benn ponk bi mooy dañu war a tàmbali renforcer le personnel de santé qualifié en nombre et aussi ñu former leen si naka la ñuy fajee naka la ñuy aaree feebar bi nga xam ne mooy Covid 19 mooy benn. ñaareel bi mooy il faut que ñu teg ay jumtukaay pour mun topp wala saytu bépp cas suspect maanaam te loolu ministère de la santé mi ngi koy def gis nga am na une file active boo xam ne am na junni ak juróomi téeméeri malade bi muy suivre donc 1500 malades donc loolu c'est extrêmement important les cas suspects mooy ñi nga xam ne que nekkoon nañ en contact ak ku feebar wala dëkk nañu ak koo xam ne jóge na si benn askan boo xam ne feebar ba dafa law. ñetteelu ponk bi mooy nga fexe ba yaatal dépistage bi parce que loolu aussi dafa nekk benn point boo xam ne bu am solo puisque waruñu xaar ba nit yi feebar ñu doog leen dépister su ñu naan dépistage dañ ko war a jagleel ñii feebar ak ñi xam ne que feebar ñu parce que am na des porteurs asymptomatiques te ñooñu mun nañu wàllaate feebar bi donc il faut que ñu yaatal dépistage mettre en place des tests de dépistage de diagnostic rapide donc mooy ñetteelu ponk ñeenteelu ponk bi il faut que ñu préparer structures yi pour jël en charge maladie donc maladie xam nga maladie ñetti façon malade moo am na malade yoo xam ne maladie woyof la donc feebar bi dans 75% des cas ay yaram bu tàng la ay yaram buy metti yooyu genre feebar yi genre malade yooyu mun nañ ko jagleel structure périphérique yi mais si biir structure périphérique yi dañuy wut benn isolement malade yu graaw yi nag yooyu il faut que ñu indi leen au niveau des hôpitaux mooy ñi nga xam ne que dañuy am ay complications ay détresse respiratoire mënuñu noyyi di fatt ñooñu hôpitaux yi ñoo leen mun faj te loolu nag il faut que ñu équiper hôpitaux yi pour ñooñu suñuy ñëwee rek ñu mun leen jël en charge donc ñeenteel bi nag moom mooy il faut que nga boobu léegi ñu ngi juróom-benneel bi ñu ngi dugg léegi ci prévention bi première prévention bi mooy un plan clair de mise en quarantaine alors su ñu naan plan clair de mise en quarantaine c'est pas wax ni di toog na rek ci kër yi parce que loolu suñ ko gisee noonu day yomb mais da ngay xam ne am na ñoo xam ne alors seen génn ci la ñuy daan seen doole pour dem wuti di indi seen kër yi nag soo leen nee ñu toog seen kër rek après jaaxle dina am donc il faut que nga sooy def le plan il faut que mu am des mesures d'accompagnement pour régler genre de problème loolu il faut que ñu gëstu ko juróom-benneeli ponk bi nag moom mooy bi nga xam ne moom la ñëpp xam mooy c'est la prévention comme ni ñu ko falee di wax feebar docteur moo koy faj mais
pour xeex feebar askan bay lëkkaloo pour xeex feebar. Donc li tubaab di wax c'est le médecin qui traite la maladie mais c'est à la population de combattre la maladie et là il faut que ñu def ay mesures mooy barrières yi ñu wax rek les mesures fortes ñu tàmm di wax au niveau individuel ak au niveau collectif. waaw dëgg la professeur xam na ne yow yaa ngi université te sànq bi maa ngi lay dégg si sa wax yaa ngi wax foog nu gëstu yow yaa ngi université dégguñu universitaires yi si xeexu Covid 19 bi lan ngeen war a def wala si lan ngeen nekk ni ngeen mën a jàppale président wala ministère de la santé si xeex bi. mel ni comme li ngay wax ni alors ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. dëkk yëg dëkk dégg parce que ajuma bi rek woo nañu professeur yëpp pour jëm waxtaan ak ñoom pour xool naka la ñuy créer benn observatoire des sciences de la technologie et de l'innovation pour la riposte contre le Covid-19 alors observatoire boobu lu koy yëkkati pour dem jàppale ministère de la santé alors sur le plan de la recherche parce que xam nga gëstu sooy xeex dara gëstu mooy njëkk mais li ngay jumtukaay yi ngay def il faut nga si gëstu et puis su xeex bi pare it il faut que nga gëstu pour xool ndax li ngay def baax na wala donc loolu mooy li nga xam ne que ñu ngi koy waaj a tëral daanaka tëral nañ ko ba pare te am na juróom-benn groupe thématique yu ñu créé benn bi c'est sur la clinique alors ay professeurs yu xarañ ñoo si nekk que jiite mooy professeur Moussa Seydi ak Cheikh Tidiane Ndour alors si groupe clinique boobu am na ay sous-groupe mel ni comme pôle santé de la mère et de l'enfant ay ORL santé bucco-dentaire et cetera deuxième groupe thématique bi ñu créé te boobu man maa koy jiite ak sama naataango bi ñuy wax professeur Kamador Touré ak Ousseynou Ka boobu moo tudd santé publique nutrition et gouvernance sanitaire si biir boobu it dafa am ay sous-thèmes ñetteelu groupe bi mooy le groupe sur impact parce que feebar dafa am ay impact yu muy indi sur le plan d'abord de la famille au niveau de la société au niveau culturel mais aussi au niveau psychique dina am ay désordres mentaux yu muy indi ñeenteelu groupe bi c'est un groupe thématique bu réfléchir di xayma si wàllu xaalis lii ñaata lay jar pour xeex lu mel nii ak it naka nañ ko war a gérer bu baax alors juróom-beneen groupe bi nag mi ngi tudd le groupe de modélisation santé numérique et innovation puisque alors il faut que ñu jéem a indi aussi ay defandim yu bees pour gën a améliorer li ñuy nekk ni di def. waaw j'espère que tamit comme li ngay wax nii yéen a ngi dajaloo di waxtaan xam naa ne wax bi dina gaaw waxtaan bi dina gaaw ndax li professeur Seydi waxoon feebar bi du xaar de. exactement. waaw nu bëggoon tamit nga wax nu ba si transmission bi ndax yaa ngi wax sànq transmission bi dafa gaaw. te lan nga yaakaar ne instant bu ñu ko defee de façon concrète en tant que spécialiste de la santé publique war na mën a la dimbali askan wi si xeex Covid-19 bi. waaw pour kii bi c'est les barrières. puisque alhamdulilah amaguñu explosion bi nga xam ne que moom la ñuy gis en Europe wala aux États-Unis mi ngi yokk mais c'est contrôlable. alors léegi les mesures barrières mooy li ñuy tàmm di wax rek mesures individuelles yi. donc raxasu ak solution hydroalcoolique wala ndox ak saabu moment bu ne yaa xam ndax da nga génnoon ñëw laata ngay añ laata ngay def loo mun di def daal raxasul loolu dafa baax sooy saxet comme ñu ñuy wax rek mesures yi ñuy wax yooyu mais aussi au niveau de la population surtout moom mooy li nga xam ne que war nañ si insister sànq joxe nga communiqué bu am solo pour war nañ que renforcer nañu le parc automobile de Dakar Dem Dikk parce que loolu li tax mu jóg lu tax ñu def loolu parce que dañuy bañ car de transport yi ni ñu koy surchargé nu muy bëri ay nit alors suñu fekkee ne def nañu car yu bëri donc en ce moment dañuy éviter le confinement parce que loolu facteur de propagation la donc jumtukaay yu mel ak setal environnement bi parce que gis nga léegi nii marché yeeg rue yëpp ñu ngi koy nettoyer loolu aussi lu am solo la. dëgg la marché yi ak service d'hygiène bi pompé dégg naa commencé nañ pompé tamit. ah oui loolu am solo la. loolu am solo la. ba temps bi nag mu nuy xooj nu bëggoon rek nga wax nu lan ngay dénk tey population yi. alors dénkin bi daal mooy li ma waxoon si njëlbeen bi xeex bi ñaari pàcc la. benn bi am na loo xam ne docteur yee ko moom mooy lii di xew si hôpitaux yeeg si structure de santé mais xeex bu rëy bi ça se passe dans la population te lu mu ñu bëgg mooy population bi léegi dégg rek doyatul mais jëfee
moo si des. voilà jëfe bi mooy message yu doon wax rek nañuy def ba population bi ñi di raxasu di observer les mesures d'hygiène au niveau individuel et au niveau collectif. ak di respecter couvre-feu. di respecter couvre-feu voilà. ok jërëjëf professeur nu dem léegi laaj wax leen ne que tamit wan leen tamit la nga xam ne jot nañ ko fa jël si dëkk bi nga xam ne lu ñu koy door a def ci ay actions yu concrètes comme ni ñu koy gisee nii ñu ngi def ay service ay séance de pompage si dëkk bi ngir mën a xeex ak Covid 19 bi. lépp la nga xam ne daal war nañ ko mën a def ndax autorités yi ñu ngi jël seen matuwaay ngir vraiment jàppale population yi bu baax ci feebar boobu nga xam ne dafa gaaw a law ci àdduna bi vraiment ñu ngi leen di gërëm di sant di dem léegi ci Allo Diaspora nag dañuy dem fekki ki nga xam ne mooy Oumou Kalsoum Sall fële ci chapiteau bi ngir seet lu mu ni indi bés bu ne ndax xam ngeen ne Allo Diaspora mooy la nga xam ne moom lañ leen di indi guddi bu nekk dañ dem fële chapiteau fekk fa Oumou Kalsoum mu indi leen xibaar yi nga xam ne fële ci bitim réew lay jógee Oumou Kalsoum na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp. waaw Oumou Kalsoum Sall tey loo nu indil. waaw tey nag ci suñu rubrique Allo Diaspora dañuy dem ba ca réew Afrique du Sud xam ngeen ni foofu it feebar bi dugg na fa ba sax nguur gi jël na fa ay mesures yu jëm rek ci xeex ak feebar boobee looloo tax tey rek ñu fas yéene waxtaan ak ambassadeur Sénégal bi fa nekk di Safiatou Ndiaye moom la ñuy fekki ngir rek waxtaan ak moom ci nekkinu sénégalais yi foofu excellence maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax soxna Oumou. alors excellence voilà mu mel ni Afrique du Sud tamit li nga xam ne ni moo di feebar bi di coronavirus nga xam ne lëmbee na àdduna tey jile dugg na foofu nga wax ñu rek situation bi foofu lan la ci jamono yi. waaw jërëjëf soxna si maa ngi nuyu ni ma ko doon waxee téléspectateur RTS yëpp di wax ni fii ñu toll ñu ngi ci 1187 cas. ci Afrique du Sud bu ñu koy xayma daal mooy ni muy yéegee bari na mel na ne daal bés bu nekk dina ñu weesu 200 cas yu ci tegu. jot nañ ci am kenn ku faatu. waaye ñeneen ñi ñu ngi am tuuti ay tan. ñi ci mën a wax tamit mooy wax dëgg yàlla sénégalais yi alhamdulilah ba fii ñu toll daal amaguñu ci cas. donc ñu ñaan yàlla loolu law. amin alors mu mel ni tamit feebar bi bi mu fa duggee gouvernement bi am na ay mesures yoo xam ne jël na ko. waaw président Ramaphosa ak gouvernement dañu jël mesure bi nga xam ne moom la ñuy wax confinement total ñu ko wax ci anglais lockdown mooy maanaam lépp la ñu tëj. fi mu nekk même suñu ambassade yi sax dañu jox ordre ñu tëj ko. kenn du dem kenn du dikk. pour ñetti semaine. muy guddi muy bëccëg. ñëpp ñu ngi ci suñuy kër toog. loolu tey ñu ngi ci ñetti fan. bi ñu tëjee ak léegi. waaw di xaar daal ñetti semaines yi jàll ñu doogay xam ba xam nu ñu féetee nu situation bi évolué. kon tey ji yow nga fay kilifa nekk ambassadeur bi fa toog fu mu nekk nii même bu fekkee yëpp dañ ko tëj yéen a ngi amal service minimum wala nan ngeen di doxalee seen liggéey boobu. bu baax ñu ngi am service minimum parce que dañu def numéro yoo xam ne ci la suñu mbokk yi mun ci jot léegi ci ngoon rek maa ngi woon en communication ak ñoom dañu def itamit ci internet bi suñu site boo xam ne tamit mbokk yi dañu ciy jot bu loolu weesoo ñun suñu bopp dañ leen di woo ñu ngi leen di nemmeeku ndax laata ñuy tëj dëkk bi jot nañ leen dem seeti daayira yi jotoon fexe ba am tuuti ay hand sanitizer yi ñuy jëfandikoo pour désinfecter loxo yi. ñu yóbbul leen ko ñoom daayira yëpp Johannesburg ak Pretoria ñoom ñëpp ñu rafetlu ko fan yi juste avant ñu tëj réew mi itamit jot nañu am ndimbal tuuti bu jóge tam ci suñu gouvernement ñu koy rafetlu ñu jox ko tamit mbokk yi ñu def ko ci association de Sénégalais bi. de leen ko defal ci seen compte. ñoom ñu daal di def distribution bi rendre nañ ñu ci kon 9 provinces yi yëpp ba nga xam ni suñu mbokk yi nga xam ne xëy na
liggéeyu bés bu nekk lañ daan xëy te toog ñetti semaines yi nar a metti ci ñoom ñu am as tuuti ndimbal buñ leen jox loolu jot nañ ko def ci réew mi continuer nag di seet tamit yeneen mbokk yi ndax du Afrique du Sud rek fii ba Madagascar Sénégal yaa ngi fa muy Namibie muy Zimbabwe Mozambique Zambie foofu yëpp suñu mbokk yaa nga fa ñu ngi jokkoonte ak ñoom alhamdulilah ñoom it ñu ngi ci jàmm ñu ngi moytu ñu ngi gën di leen ñaax defaloon naa leen benn message vidéo bu yëpp yi doore ñoom ñëpp ñu jot ko partagé ko ci wax dëgg yàlla topp sarti réew yi ñu nekk ak ci moytu bi ak ci raxas loxo yi ak ci toog bu ñu ko mënee bu fekkee ne amuñu pexe war nañu liggéey it mu am neneen lu ñu koy seet lu ñu koy doxal mais ñoom ñëpp wax dëgg yàlla vraiment ñu ngi góorgóorlu bu baax ci moytu bi alors excellence nga fàttali ñu rek réew moom di Afrique du Sud ñaata sénégalais ñoo fa nekk sénégalais yi fii bu ñuy xool ci ñu bindu ci identité yi ëpp nañu presque 5000 d'accord te loolu xam naa ne buñ koy seet weesu na ko donc communauté bi quand même am na fi doole importante la waaw jërëjëf excellence ci ni ñu accordé les waxtaan bi le jërëjëf soxna Oumou maa ngi leen di jaajëfal RTS yéen itam di rafetlu bu baax ni ngeen taxawee itam ci jàppale askan wi ci waxtu yu xaw a jafe yi jërëjëf merci excellence voilà Ramata kon nag mu nekkoon excellence Safiatou Ndiaye di ambassadeur Sénégal foofu ci Afrique du Sud gis nga ñëwaat na ci situation bi waaye liñ ci mën a jàpp rek moo di xel dal na ci sénégalais yi nga xam ne ni ñoo ngi foofu amu ci kenn koo xam ne ni signalé nañ leen ko mu amee rek ay jafe-jafe ci jamono yi nga xam ne ni feebar bi moo ngi law foofu ca Afrique du Sud kon nag lii lañ leen andiloon tey jii ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rek rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf soxna Oumou Kalsoum Sagne ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax ci liggéey bi di gërëm tamit sunu ambassadeur boobu nekk foofu ci États-Unis di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci liggéey bi di ñëw tamit ci sunu beneen natango di ajaratu Fatou Sakho Fatou ñu ngi lay dalal xam ne bés bu nekk da ngay ñëw fii ngir wax nu la nga xam ne feebar bi nu muy lawee ci àdduna bi kon nag da ngay ñëw ak say carte wax nu chiffres yi wax nu mu évoluer nu bëgg a xam tamit tey naka la demee ba tey tane na tanewul malheureusement bonsoir Ramata bonsoir à tous ñi kontaan di ñëwaat encore ak yéen pour ñu xool ensemble naka la feebar bi évoluer ci àdduna si bu ñu ñëwee si ñu carte bu njëkk moo ngi nii mooy bi ñu leen di indil te muy def mise à jour pratiquement toutes les 30 minutes ñu ngi si juróom-ñaari téeméeri junni cas ak fukk yu teg juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett kon wàññeekuwul pas du tout alors wàññeekuwul dara bu ñu jógee si foofu aussi dem si monde bi kon waaw ñi si jot a faatu tey si àdduna si am nañ plus de 31 412 décès muy fanweeri junni ak benn yu teg ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar bu ñu demee si àdduna si de façon générale mi ngi nii États-Unis ba tey moom moo nekk réew mi nga xam ne moom moo jiitu ci nombre de cas bi mais bu dee nombre de décès moom fi mu ne Italie moom moo joggati ñëpp parce que moom dem na ba si 7503 cas li ko dese mu àgg 100 000 yi des na encore tuuti d'ici demain boo moytuwul ñu àgg si tey seen évolution mi ngi nekk si 5217 cas maanaam juróomi junni ak ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñaar États-Unis li mu évolué moom moo jaaxal àdduna si peut-être c'est lié ak li ñu doon wax démb dépistage systématique boobu parce que fukki junni cas yokku na ko tey bu ñu xoolee Chine moom tamit mi ngi ci 122 moom yokku na quand même junni cas par rapport ak semaine yële nga xamante bi mi ngi toll woon ci 81 bi rek bañ a yéeg voilà cas yi li mu cumulé yëpp ci biir semaine bi tax na mu am 122 cas aujourd'hui bëreetul xam naa wante tamit ba tey mi ngi ci 3e place bi tey li mu yokkule mooy 4 fukki cas ak juróom moom nag fan yi quand même ay keroog yokku na téeméer bërki démb 55 tey ci 4 fukk ak juróom yu ndawaan yooyu moom mooy tax évidemment mi ngi yéeg mais autant nombre de guéris yi mi ngi fay bëri Espagne moom tam moom moo jaaxal Europe dañu ragal ne moom tamit dina ñëw ba mel ni Italie si nombre de décès bi parce que bu dee cas yi mi ngi évoluer autant mais aussi décès yi noonu la bëree moom tey àgg na lu ëpp si juróomi
juróom-ñetti téeméeri ñu décédé ci 24 heures yi juróom-ñetti téeméer noonu la mooy 800 cas évidemment Allemagne moom tamit dafay yéeg waaw Allemagne dafay yéeg te moom dañu espérer woon quand même ne réew la boo xam ne dina mun a maîtriser kii bi évolution bi mais malheureusement ce n'est pas le cas moom tam ay ñaari junni jëm kaw moom lay yéegle chaque jour moom ak France ak Angleterre tane na encore Iran moom moo si topp évidemment li ñu mun a ràññee tey moo di ne Iran moo doon jiitu France tey France jiitu na Iran ci pays les plus touchés dans le monde. waaw bu ñu defee situation par pays bi nag. waaw mais tey comme dañu nekk dimanche dañu bëgg présenter un peu situation monde bi de façon générale parce que xam nañ ne fi mu ne amul benn continent boo xamante bi feebar bi laalu la Europe lu toll si mi ngi nii 337 632 cas lañ fay fekk maanaam ñetti téeméeri junni ak lu teg Asie moom moo si topp ak lii nga xamante bi moom mooy lu toll si téeméeri junni ak lu tegal aussi Moyen-Orient moom moo nekk 3e place nombre de décès yi gis nañ ne Europe ak Moyen-Orient sorewuñu torop en Asie il y a moins de décès évidemment bu ñu xoolee US ak Canada ñoom ñoo ñëw en 4e position ak 131 243 cas bu ñu demee ci Caraïbes Atlantique ak Amérique latine autant pour moi foofu feebar bi gis nañ ne quand même développé wu fa bu baax a baax parce que ñoom ñu ngi ci fukki junni ak benn Afrique ñu ngi léegi ñu àgg ci juróomi junni yi mais ba tey am na ku ñu gën a néewle moom mooy Océanie ñoom ñu ngi toll ci ñeenti junni cas ak ñaar fukk ak fanweer ak juróom-ñeent décès yi gis ngeen ni mu tëddee évidemment Europe ak Moyen-Orient ñoom ñoo ci ëppale. jërëjëf monde pare na ñu dem ci Afrique. waaw bu ñu demee ci Afrique li ma wax sànq ci monde bi ñu ngi ci 4635 cas de façon beaucoup plus précis nouveau cas yi mi ngi nii toll na ci 550 tey ci bés bi li ñu am ci décès toll na ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak foog naa foofu am na tuuti lu mu fa juum ci carte bi évidemment mais bu ñu xoolee globalement en Afrique situation bi li fa décédé tey ci nombre de décès bi peut-être dinañ ci ñëwaat incha allah demain mais nombre de cas bi bu ñu jàppee rek mun nañ ne que moom mooy 4635 cas environ ay 55 décès la ñu am. bu ñu ñëwee ci pays les plus touchés en Afrique Afrique du Sud ba tey moom moo nekk en tête ak junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukki cas ki ci topp moom moo di Égypte keneen ki Algérie dañu ñëwaat nag ci ñëpp ba ci Burkina moom tam mi ngi yéeg rek ci Afrique de l'Ouest moom moo fi nekk en tête Tunisie ñëw na mais leneen lu ñu ràññee fii aussi Maroc dafa yéeg occupé 4e place bi en Afrique moom Tunisie moo ko jiitu woon. ñu dem kon ci situation par pays du noonu. waaw. CEDEAO CEDEAO carrément. par pays la ñu jógee léegi zone CEDEAO bi il est toujours important ñu ci taxaw tuuti cas yi yokku na tey bu ñu gisee li ci yokku li manqué téeméer bi juróom-ñeent rek la ci décès yi aussi yokku na ñeenti décès moom moo ci yokku tey pays CEDEAO yi yëpp feebar bi laal na leen ñi ci jiitu nag moom mooy comme ni ma ko waxee sànq Burkina Ghana ak Sénégal. kon nag tey loolu nga nu indil ci situation bi xam naa ne moom sprint nga tey chiffre yi léegi nag nu dem ci conseil pratique yi tey lan nga nu indil ci conseil pratique. alors conseil pratique xam nga weer bu dee moom koppar nit ñi dañ koy soxla lool te depuis nit ñi am ay carte gap yi dañ koy utiliser bu baax a baax bu ñu gisee démb ñu ngi doon wax surface yi nga xamante bi feebar bi mun na cee tag wala boog doomu jàngoro bi fer wala nickel daf cee bokk te xam nañ ne gap yi ak melokaan biñ ko liggéeyee bouton yeeg yooyu fer la boo xamante bi feebar bi mun na cee tag lu toll ci 3 fan ba 5 fan donc place la yoo xam ne day infecté te nit ñi ngay bës sa loxo keneen bës jiitu la yor feebar bi c'est certain que yóbbaale nga doomu jàngoro bi. te weer bi dee na. te weer bi dee na te faaw rek koppar yi ñu yóbbu ko. donc xanaa jël matuwaay yi koo dem si gab laal weñ gi boo génnee rek jël sa alcogel daa dee diw say loxo. leneen li aussi banque yi def nañ dispositif boobu tamit. ak aussi ndax banque yi sax dina ñuy raxas xaalis bi wala ñu koy setal parce que lu ñuy laam-laamee la dëkk yu bëri tey lu mel ni États-Unis Chine
Corée ñoom seen banque centrale yi dañuy setal xaalis bi bala ñu koy mettre à disposition des autres banques pour ñu mun ko di dugal ci gab yi parce que dañu am yaakaar di njortu ne peut-être moom tamit comme nee nañu carton dafay garder microbe bi njortu nañ tuuti ne ci biais de banque yi aussi mun nañ ci fekk microbe bi ñu gànnaayoo toujours alcogel bi xëj na du wàññi dara ci loolu. d'accord dégg nañ la nga wax bu baax nu dem léegi ci Coro News tey lan moo am tey Coro News. waaw li am tey mooy tiis bi rek feebar bi moom chaque jour ak lot de mort bi muy àndal malheureusement kenn mënu ko bañ kii xam naa ñu bëri xàmmee nañ kanamam ministre la woon aussi député en France mi ngi nii Patrick Devedjian xaw ma sant bi ndax noonu lañ koy waxee boobu. Patrick Devedjian. waaw voilà mi ngi noonu moom la moo faatu malheureusement à l'âge de juróom-ñaar fukki at ak juróom démb ci guddi gi jàpp samedi ba set tey dimanche ci la ñàkk bakkanam te li ko xañ moom mooy feebar bii di coronavirus bi. léegi nag organisation mondiale de la santé chaque jour nga indi nu nga xam ne ay dictée yi nga xam ne dafa baax ci population tey loolu indil. dañu ràññee ne démb wàcce nañ fi benn cargo indi fi ay dons yoo xamante bi ñu ne Chine la jóge daf ko may Sénégal organisation mondiale de la santé am na si dictal ak tegtal yi mu doon joxe ne les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le coronavirus parce que nag comme ñëpp Chine la ñu samp bët ak joxoñ loxo ci feebar bi du ñàkk am ñu foog ne liñ fi indi ànd na ak Covid 19 bi donc ñu dalal xel yi OMS ci tegtal yi nee na genre colis yooyu du ànd ak benn jàngoro. jërëjëf Adjaratou Fatou Sakho léegi nag jërëjëf tamit mbokk téléspectateurs yi ni seetaan bu nu tey nag dañuy tàggatoo ak yéen benn yóbbal mooy tey image yu rafet capitale Dakar heure couvre-feu bi nu mu demee nu may leen tuuti si image yi gis ngeen ndànk-ndànk 19h lay commencé dem ndànk-ndànk nit ñaa ngi commencé daw ndànk-ndànk di raar mbedd bi ndax mën a yegg seen kër bu 20h jotee ndax ñëpp tëju seen kër lu am solo la gis ngeen kooku di daw gis ngeen kii tamit ñëpp a ngi bëgg raar mbedd bi balaa 20h di jot ndax 20h ba 6h du matin kenn warul taxaw si mbedd bi. encore une fois toog leen ci kër yi. toog leen si kër yi may fàttaliku nag encore Dakar Dem Dikk nag moom daf leen fas yéene jagleel ay bus yu bëri suba ngir seen déplacement si suba si nag ba si ngoon si maanaam suba dina am ñeenti téeméeri bus ak juróom ñeenti fukk ak benn muy 441 bus yoo xam ne dinañ jógee fële Wakaam ak Thiaroye destination yi nag mooy buntu Pikine ville Fass Mbao ville Dior ville Kër Massar Patte d'Oie Nord Foire ville Poste Thiaroye ville Case ba ville ak Case ba Almadi te lépp Dakar Dem Dikk nee na paas bi foo dugg ñeenti fukki dërëm la donc 200 francs CFA. nu fanaan ak jàmm merci ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di gërëm équipe bi nga xam ne moo nu gunge tey ci émission bi di leen ñaan guddeeg jàmm.